asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi xarit yi soppe yi am di jàmm yi del si nañoo yéen seen émission ataaya de booban des émissions wal fu jëm kanam comme d'habitude xurdab bi topp sunu ginnaaw ma ci ànd ak sama jigéen béti mbub béti sama kaas mbaa ma kaas wala ma toj kaas fees fort cotise ba njàcc pa gëmu guux garab du neex doxum géej ak Dakar ma ngay faj boppam béti alhamdulilah waxtu baax wi jot na waaw muy ajjuma waaw waxtu bu baax wi jot na muy vend c'est bon comme d'habitude allez béti allez allez mais ça lan nga bëgg xam nga li nga def defuma dara waaw xam nga li nga def ayca nuyu nañu leen bu baax a baax yéen téléspectateurs yi Awal Fadjri waaye nuyu assistance bi déplacé wu ñëw fekk si bile émission nuyu également suñuy invité di leen delloo njukkal bu baax a baax seen émission ataaya ni ñu koy waxee waxtu bu baax wi jot na vendredi le 22h bu nekk ci seen télévision Wal Fadjri ça béti comme ni nga ko waxee noonu la dañuy ñëw nag daal di yegg ba foofa nga xam ni mooy diwaanu Saloum am na koo xam ni roofaloo na fa ak maire ba nga xam ni moo nekk ca Lat Mbenge roofaloo ga nekk loo xamante ni bii lu doy waar la ñenn ne maire ba yenu na ko ba ca kaw dóor ci suuf waaye moom lànk na nee na ndengeñ na maire bi ba ca xabal na ko loolu am na wala amul ak kan la am ak moom laay dikkal lu mu mën di doon yaay fàttaliku dem ba war na la ku nekk dana joxe Mamadou Ndaw ñu gën ko xam ci Julli Ndaw doon premier adjoint au maire ca Latmingué mi coow dox digganteem ak maire bu Latmingué docteur Macoumba Diouf mi ko kalaame woon ci yoon ba noonee dogalu àtte ba di jib yoon daal di daan Mamadou Ndaw ñu gën ko xam ci Julli Ndaw lu tolloog juróom benn weeru kaso yu mu dul tëdd ak alamaan gu toll ci 2 millions genn wàll ndax lii dina noppiloo Julli Ndawam déet moom mi doon tey ganuk ataaya ne la mu taamu ci lekk di ngurbaan Mamadou Ndaw ñu gën ko xam ci julli naka mu naka waa Latmingué ñu ngi ci jàmm naka mairie ba ñu nga fa rek loo gis ci ngurbaan riche rek wér Mamadou jàkkaarloo ak sa caméra ayca ñu ngi lay nuyu di la dalal wér dëgër ànd ak conscience ñu ngi lay nuyu di la dalal maa ngi leen di fay ak fit way waaw loolu am na solo nuyoo ak askan wi donc asalaamaaleykum mbokki commune de Latmingué asalaamaaleykum mbokki département bu Kaolack asalaamaaleykum mbokki Saloum asalaamaaleykum mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu tàmbali suma nuyoo aussi ci président PDG Sidi Lamine Niass bu Walfadjri di nuyu suma rakk suma frère suma xarit suma lépp di Ousmane Sène bi nga xam ne wax dëgg ñun ñoo bokkoon école bokkoon lépp di suma koo xam ne ku ma jege woon la wax dëgg jamono yi muy nekk Kaolack sax am na maa ngi ko doon jouer ay yenn correspondance yi d'accord vraiment pour wane ne kon kër gi du ma fi gan suma kër la d'accord nuyu la Betty nuyu Sanjoogu bi nga xam ne ci téléphone lañ déggante mais bañ déggante mbokk feeñ na donc sant ñëpp gërëm ñëpp fas yéene taxaw ci plateau bi indi ay leeral ci li ma opposé ak maire ak leeral aussi ci suñu procès bi ni mu demee ak résultat ba ca dikkee dana ñëw ci point yooyu yëpp merci ci ay wax nuyu également ñi ma bokkal plateau bi yëpp vraiment di ñaan ñu commencé ko ci bisimilahi rahmaani rahim pare ko ci alhamdulilahi rabbil alamin allahuma amin dañuy jógee Latmingué nag dellu si waat file ci biir Dakar xam ngeen ni vendredi bi passé dalaloon nañ fi benn kuréel am ci ñoo xamante ni nag dingat nañu am ñoo xamante ni la mu wax ànduñu ca lépp rek mi ngi jëm ci mbirum liggéey rawatina nag mécanique tey nag dañoo ñëw pour leeral kenn ci ñi nga xamante ni ñoo war a jàkkaarloo leeral ak nit ñi Abdoulaye boobu moo ñuy xamaleeg moom mu dikk laay dikk Cheikh Dianka lay wuyoo ne jot naa jàng école ba ci classe bi di 6e secondaire laata muy soobu ci métier mécanique door ko ci atum 1986 di ci daan dooleem ba ci atum 1997 ci la samp atelier am daal di taxawal lii di Revas di kuréel gi boot mécanicien yi Cheikh Dianka ne benn Revas a am mooy bi mu jiite Cheikh Dianka ganuk ataaya ne la mu taamu ci lekk di yaasa ginaar Cheikh Dianka yaasa ginaar Cheikh waaw te yow daal heure boo taamoo rek ñu ne gongo bi nga taamu baax na de waaw noonu la ñu ngi lay dalal sant naa bu baax a baax ci dalal gi ngeen ma dalal di nuyu waa Walfadjri gépp
di nuyu assistance bi toog fii di ñu seetaan di nuyu itam téléspectateur Walfadjri di nuyu itam ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi di leen wax asalaamaaleykum. aleykum salaam ça. Betty. keneen ki kan la mooy ki nga xamante ni kii. ñëpp xamee nañ ko ak Revaas. mu daa dee taxaw yàgg cee liggéey tey tamit ñëpp xamee ko ak la nga xam ni mooy kuréel googu nee na moom mooy ki nga xam ni moo jiite Revaas. kookan la Ablaye Bopp moo ñuy xamle ak moom laay dikkal. Ali Sow doon ku yàgg di yëngu ci mbiru mécanique jot na cee béy waar wu yaatu daj na ci lu metti laata muy taxawal atelier am Ali Sow ci la taxawal kuréel gi ñu duppe Revaas jiite mécaniciens yi ne ci réew mi moom ganuk ataaya Ali Sow ne la mu taamu ci lekk di lacciri xaako. Ali Sow ay bopp ak ay palaam. moo ma jaaxal ay palaam la yor di ba tax rek. xaako kii kenn xamul. Ali Sow la jox mais nag Sow la sant nag. Sow bu ko ba bañ tax mu yóbbu ko ca xaako ba. jeex na tàkk billaay booba ay. ñu ngi lay nuyu Ali di la dalal. waaw maa ngi leen di fay. vraiment di nuyu waa Walfadjri yëpp. ndey fay. commencé ko ci par Sidi Lamine Niass. di nuyu kilifa diine yëpp. di nuyu vraiment. waaw di nuyu kilifa diine yëpp. ñu ne nga yëkkati kàddu gi. waaw di nuyu président Revaas région yi fi nekk yëpp di leen nuyu. di nuyu président secteurs yi. ñëpp maa ngi leen di nuyu. di nuyu vraiment membre Revaas yi fi nekk yëpp maa ngi leen di nuyu. di nuyu tamit ñi nga xam te ni ñoom laa fekk ak sama grand frère Cheikh Diankha. di wax ni vraiment tey dama kontaan ci plateau bi. ndax dañu ñëw fii. ay frère lañ lépp lañ. d'accord Revaas dafa war a nekk benn. du ñu fi toog nag ñoo war a xam. ñi fi toog ñoom ñëpp xam nañ. d'accord mais ñi ñuy seetaan. ñoo ñu fi indi tey di sant ñëpp di gërëm ñëpp. d'accord. dañu dikkaat nag jëlaat oto jàll ba Saloum wala feneen foo xamante ni rek musique gu ngoyaan bi nga xamante ni nag nit ñi dañu koo bëgg am na ci koo xamante ni daf ci xaw a exceptionnel non seulement góor la waaye tamit la muy def neex lool muy jaay di ko jaayee nit ñi bëgg ko réseaux sociaux yeeg yëpp foo ubbi da nga koy daal di gis Ablaye boobu moo ñuy xamale kooku laay dikkal. Omar Loum ñu gën ko xam ci caat ma nga cosaanoo Saloum ci dëkk bi di Nganda ca diwaanu Kaffrine fala judo fala màgge fala jànge école ba ci classe bi di CM2 laata Omar Loum di soobu ci njàngum alxuraan ca Kaolack jóge fa daal di wut si Ndakaaru ngir daan si dooleem daal di soobu ci njënd ak njaay jot naa yëngu ci njaayum mbuus benoone muy soobu ci njaayum fëgg a jaay ci marché yi boole kook wayu ngoyaan yu saf sàpp ngir bégal client yi Omar Loum di ganuk ataaya ne la mu taamu ci lekk di cerek dimb moo fi dàqale nuyoo voilà nuyoo bi neex na yaram yi teyal il faut nga def démocratie ban démocratie yow ñii démocratie tey leen di ci plateau bi voilà tey leen teyal
bul paraxee mbir mi maa ngi ci yow Thiat ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fay bu baax waaw di gërëm plateau bi ñu invité muy plateau bu riche di émission ataaya ñu ngi nuyu waa Sénégal waa àdduna bi waa Europe waa Saloum yëpp waa Nganda fi ma dëkk waa Kaolack waa Mirna Baye maa ngi leen nuyu bu baax d'accord waa Kër gu bees maa ngi nuyu àdduna bi yëpp képp kuy bëggee Thiat rek ñu ngi lay nuyu bu baax mais li la Ablaye boobu ji ni moom ngay bëgg nag waaw Cerek Dimbu ñun ay Saloum Saloum leen waaw dañoo yàgg nekk Saloum dëgg la waaw Cerek Dimbu di suñ cosaan Cerek Dimbu ak a neex kon dal na ci waaw dal na ci jaajëf ay foofu nag moo doon Thiat ñu jàll aywa ak Cheikh di soobu ci njàngum alxuraan ca Kaolack jóge fa daal di wut si Ndakaaru ngir daan si dooleem daal di soobu ci njënd ñoo doon toog di naan ataaya buur yàlla war sagal la tuuti xamatooñu ay te ñu ngi koy remercier bu baax moom Cheikh Diop ci wàllu régie bi ak ñoom Isaaxa ak ñamu àndal ñu daldi nag jàll ci waxtaan wi ki ñu koy ubbee nag di Mamadou Ndaw ñu gën ko xam ci julli di nekk premier adjoint commune maire bu Latmingué ñun nag temps yi Mamadou ci télé yeeg rajo yeeg ñëpp daal am Mamadou indi Makumba am Mamadou indi Makumba lu xew ci digganteeg maire bi foofu ca Latmingué lu xew suma digganteeg maire bi mooy problème yàlla def na nag man mii di wax ak yéen man maa sos APR dans la commune de Latmingué maa doonoon secrétaire général UJTL bu PDS dans la commune de Latmingué bi ñuy xeex Macky Sall di koy noot boo génnee ko assemblée nationale mu sos parteem ca laa bàyyi UJTL dem APR booba xelaatuñ ne am na ñu toog fii ñun ñoo àndoon ci jamono yooyu nekk ca ba yàlla def lu ñuy def premier tour ñu gagné ko Latmingué présidentielle ñu gagné ko Latmingué législative ñu gagné ko dans la commune de Latmingué président Macky nag dafa am lum ñu sant ñu respecté ko mooy parti dañ koy massifier parti dañ koy yaatal Makumba bañ ko defee tête de liste départementale bu PDS mu jóge fa ñëw APR ba muy ñëw aussi yow yaa ko njëkk APR moom moo ko sos nee na du njëkk moo ko sos yàggal dañ doon xeex ma koy duma yaa da ngaa duma Makumba dama ko duma premier tour duma ko deuxième tour ñu def ko tête de liste départementale bu PDS nga duma ko mu xelaat ne su demee élection day daanu mu ne APR lay wotel booba ñëwagul APR sax ñu gagné mu génn ci presse bi ne moo tax mu gagné ma ne ko arrêtel bala ngay gagné da ngay dugagum ku dugagul mënta gagné ku dugagul mën da gagné par la suite mu ne day rallier ba muy rallier suma kër la ñëw ma dalal ko ñu ànd wax dëgg yàlla boole ñu nag ay frère nekk ay cheikhandoo liggéey bu mucc ayib ànd bu nekk nag am na ñu mu naqari tey commune Latmingué yëpp xamoon nañ ne tant que Maguette Makumba ñu ngi nii kenn dootul laal ñu ñëw pour jéem a xaaj ba ñuy jéem a xaaj aussi alerté naa ko wax na ak moom ne naa ko tey nit ñi dugg suñ diggante jaxase ñu lañ bëgg ñu ne mënuñ ko ma ne ko mën nañu ko parce que ne nañ xam nañ la ne nañ xam nañ ma ne nañu tant que ñu ngi ba ni nopp nga tant que ñu ngi wax sa nopp bi dëng ma mos a attaqué te man rebelle laa bés boo ma attaqué dootul neex ñu dem ci loolu ba élection législative yi passé ñu dem gagné ko bañ ko gagné am na benn jeune boo xam ne tey nee na c'est son chargé de mission Andel Kitaan kooku man luy yaatal parti bi rek luy doxal parti bi rek man loolu ma intéressé ma gis ne kii am na initiative ma jël ko xëcc ko boole ko Makumba tey mu jël kooku taf ko ci kawam di may jéem a écarté am Cogère ba fa nekkoon Andel bi mu ñëwee bugg wax buntu xatal Cogère bi bugg leen indil problème Cogère bi ñëw wax ma ko man ma ne leen amul problème nañ xaar boo kilifa bi ñëw. mais c'est que il faut que nga gaaw. yow il faut nga expliquer ñu lan mooy seen problème. loolu mooy problème bi. na nga calculer nag ne yaa ngi ci source balaa ñu lay. way problème bi yëpp. way problème bi. problème bi mooy yónni na ay nit ñu yàq suma der. monté na ay jeunes
ci presse yi ñu yàq suma der. bien avant loolu yow injurié woo ko. après nga diffamé ko tamit. di def loolu yëpp. j'ai pas injurié j'ai pas diffamé. J'ai tenu un point de presse. mais yoon daan na la. oui j'ai fait des révélations. li may wax mooy des révélations. parce que am na lu mu doon def man ma xam ko. da doon def ay bon. yaa ngi ci kii nag de. justice ñu ngi déglu. justice ñu ngi ñuy déglu. mooy da doon def ay demande woowaale ma ci rek man. ay demande la doon def demande yaa ngi nii. ci turi demande la ay demande comme par exemple fii à monsieur le ministre de l'agriculture donc demande aux producteurs pour les semences et engrais subventionnés campagne agricole 2017 mais demande yooyu nii daan na ñëw. bu leen demandé daan nañu leen jox. maa ngi ñëw demande yi la doon def. signé ko déposé ko te ñi mu koy defal duñ ko yëg. demande bii may wax. waaw waaw mu ngi ci. yow kayit bi yóbbuwoon nga ko justice. justice ñu ngi ko yore. justice. président tribunal. yore na kayit bi keroog bi ñuy entendre. mu ngi ak demande yi. d'accord demande yi suñ paree. waaw état day allu. lii beneen demande la yëpp ay demande. ay demande lañ day attribuer quota. su leen joxee quota. liste yi ñooy génne. gis nga liste quota yaa ngi nii. donc fournisseur El Hadji bu Gumbala liste baa ngi nii. àndal moomu di coow. turam a ngi nii moom moo nekk tête de liste. liste yaa ngi nii. yii mooy quota yi nga xam ne moom la ñuy alloué. nit ñi duñu yëg. su paree day dem gis lii fournisseur bi. kon liste yi ay liste fictive la. way gay gis fournisseur bi. lii mu jox ko engrais lii mu jox ko xaalis. mooy li muy pasare leen nii. lii laa dénoncé. waaw mais man c'est que li ma jaaxal nan la këyit yi yëpp mënee dem ba noppi yow ñu daan la. bii dem na maa ngi ñëw bii dem na. bañ paree. kii fi ñu ko daan waxu ko de. non bañ dane lii bon d'enlèvement la. yoo xam ne bon d'enlèvement ay engrais yoo xam ne moom moo koy def direction horticulture. bon yaa ngi nii lii tampon Macoumba Diouf la. lii signature yi Macoumba Diouf. lii turi docteur Macoumba Diouf. bii aussi ñoom waa tribunal. ñu ngi dossier bi bañ pare ma xam ne comme moom doole lay jaay. moom bëri nañ fooy. waaw comme Saalum de fooy desu fa. ma xam ne way man lu leer ma xam ne. attan na monter ay nit. ñu dem témoigner di faux. def na ko di. waaw loolu la def non déglu rek ma ñëw. ca laa dem jël huissier. ca laa jël huissier. ba ma jëlee huissier. mu jël ci liste bi. ñetti nit def lu ñuy wax sommation interpellative. sommation interpellative baa ngi nii. huissier bu ko def mooy maître François Ngom. ñett ñu interpellé ñoom ñëpp ñu ngi nii. ñii ñëpp ne nañ mosuñu bind demande. mosuñu yëg ne état jox na leen. li ñuy jot neew la ka sa bari. te plus grave ñooñu biir tribunal lañ ko waxee. non sommation bi. président tribunal. waaw. mu ngoog moom keroog bu ñuy interpellé. wax naa ko mu génnee ko liir ko. mu ngi nii. mu ngi na loolu pareego pareegu ma bañ jógee ci loolu kayit yi ma yoroon. comme jargon yi la dem daji suma bureau waay bari day kayit de aywa. dafa daji suma bureau. sa bureau suma bureau mairie la daji. jël registre foncier ba ma yoroon. jël kayit yii nga xam ne moom laa doon lii parce que foogoon na ne lépp lii la alors que am na lu ma téyewoon suma saak. jël loolu yóbbu ko. huissier bi de mu ngi nii ñu def fa ay xaatim ak ay sunguf xaadim ma jël un huissier mu defal ma PV de constat. PV de constat bi mu ngi nii. lu mu constaté xaatim yi. constaté na xaatim yi côté na lañ fa def yëpp mu ngi nii. bii aussi. waa tribunal ñu ngi kayit bi. ñu ngi kayit bi. boobu da ngay génneewaat. damay génneewaat Sa Ndiogou bañ fa demee aussi. waaw jamono yi bu ñu atee. preuve yi yëpp ñu joxe ko devant le tribunal. ba moom avocat am. mu jël tellement au tribunal il disait que je n'ai rien compris mu tiit. avocat mu tiit. ci la bugg a jëlaat deuxième adjoint bi jox ko bureau ba dem ñu daji waat bureau ba. actuellement j'ai pas accès à mon bureau. ma jëlaat huissier mu ñëw defal ma. beneen PV de constat. bi aussi waa tribunal. ñu ngi kayit bi. yemul ci loolu. moom ci boppam moo indi ay moom ci boppam. moo indi ay témoins am. témoins yooyu sont chargés de mission bi nekk tête de liste bi. bokk na ci. bañ taxawee à la barre. témoins yi mu indi na ñett ñu war a témoigner pour injure publique. ñoom ñëpp ne nañ dégguñu fa ma ko saaga. élément numéro 1. élément numéro 2. ñoom. point de presse ba ma doon def kenn ci ñoom teewu ca. te yaakaar naa ne témoin da ngay teew. waaw. ci loolu lañ jàng de kenn teewu ca ña témoin. teewuñu ca
am na koo xam ne dañ ko laaj sax mu ne man suma mbokk moo ma woo Dakar ne ma jàppal Walfadjri Makumba Juli Ndaw mu ngay wax Makumba lu mel ni xame kooku yow loo doon wax kooku Walfadjri nga ko waxee ko ni nga doon wax noonu non lu mel ni xeme point de presse fu nekk fu nekk ñu ne loolu ñu ñëw ci témoins yi ñu jëleen témoins yi xam ne ils étaient venus pour témoigner di faux mais biñ leen demee dugal leen ci pukus ba ci mbañ nga ci ba ñu xam ne fii ku fi wax le ne ci ngay des ñoom ñëpp bi leen président laajee ndax bind ngeen demande ne nañ mosuñu bind demande témoins yi Makumba indi de ne nañ mosuñu bind demande ndax mos ngeen yëg ne état jox na leen quota engrais wala gerte wala urée ne nañ mosuñu ko yëg ñu ne li ngeen doon am neew lakas bari ñoom ne nañ Makumba moo leen ko doon may waaw son chargé de mission nag fooy ko lim nga ko ba pare waaw non son chargé de mission nag ah moom bañ ko interpellé pour taxal ma daf ne lam doon am maanaam parce que président daf ko ne yow liste baa ngi nii 600 kilos lañ la lii nga ne ñaata nga am mu ne dagiti saaku ñu ne kan moo la ko jox mu ne man la bugg a taxal mu ne Juli Ndaw mii moo ma ko jox ñu pare ma ne président déjà kii c'est son chargé de mission c'est son bras droit ci yoon warul mën a doon témoin waaw c'est que ensuite nee na dagiti saaku laa ko jox te moom Omar Diop mi passé léegi biñ ko lii nee na ba mu demee ci seko ba jëli engrais am ba mu génnee moom chargé de mission ba moo ko woo ne ko jëlal ñetti saaku engrais yi waaw c'est que man bëti monsieur Ndaw li ngay wax ni yëpp ñun comprendre nañu waaw joxe nga fi ay preuve ak yëpp mais yow lii nga am ci ay preuve yëpp teewul yoon daan na la lu tax yoon daan la moo ñu jaaxal waaw 2 millions de francs d'amende waaw mais lan moo waral loolu te dégg naa ba ñuy joxe verdict ba sax teewu fa avocat am teewu fa dara teewu fa waxuma la verdict ba rek ba ma clamé ba léegi def nañ 5 fois tribunal moom mosu fa teew keroog avocat bi ki président tribunal bi ñu njëkk a entendre ba ñu joxe information yu dañ ne ñoom pour ñu mën a délibérer il faut que le 20 Makumba ñëw comparaître il faut sa présence mu ñëw pour comparaître non man kay li leerul sama bopp xam naa ni leerul ci bopp sénégalais le 20 preuve yi nga am yëpp oui le 20 Makumba ñëwul yow la daan waaw le 20 Makumba ñëwul waaw Makumba ci boppam ñëwul tribunal ba tey tànkam dégul tribunal waaye yow lu tax yoon daan la ñu woowaat ma yegi taxaw élucidé wuñ Mamadou Ndaw liñ la topp yow yaa ko def daan nañ la juróom benn weeri kaso yoo dul tëdd ak 2 millions d'amende du ma commentaire décision tribunal la ñu def ñoom ñoo xam la ko waral sénégalais ay nit lañu conscient kon duma ko commentaire am na lu ma war nag yoon yi ay yoon la la ma war def naa ko mooy interpellé naa appel def naa interpellé naa benn appel maa ngay dem cour d'appel aussi ba xam foofu lu ma fay amee cour d'appel nga jëm maa nga dugal naa suma appel ba pare dugal ko parce que sénégalais la citoyen la agent de l'État là, fonctionnaire de l'État là, autorité là aussi. Parce que nit ñi dafa am lu ñuy leer. Je ne suis pas nommé par Makumba Diouf. Je suis élu premier adjoint au maire de la commune de Latmingué pour un mandat de 5 ans. Tant que 5 ans yooyu jeexul du ma jóg. kon nit ñi xamul naan dàq nañ ko mairie ba def nañ lii je sais que ñii ce sont des dormeurs. mais amatoo bureau ci mairie bi quoi. mais yow mairie bi amatoo accès ci sa bureau. suma bureau mu nga fa mais aw ma fa accès. du ma fa nekk nag di def ñi ñoom parce que yoon dafa am. li ma war mooy waruma fajal suma bopp. lépp lu fa am lii yëpp documents yi yëpp jox naa ko yoon. maa ngi xaar lii te yemu ma fa aussi. loo ci dolli yow ma fa. porté naa ko plainte aussi. fan pour lan. porté naa ko plainte. saisir naa plainte bi génn góor le doyen des juges. doyen des plainte kii de ku def ak moom ci yoon tay nga dee. oui plainte baa ngi nii. pour lan la nga porté ko plainte. mooy suma bureau boobu mu daji woon. waaw def fa xaatim yi. def fa sungu fi. xaatim yi lay jàpp la. porté naa ndax yaa ngi wax sa soxla ban sëriñ la ko doon xaatimal waaye porté naa ci plainte baa ngi nii bi ma porté plainte amoon naa consignation baa ngi nii dem naa ba trésor versé naa foofu suma caution 100 000 francs lépp ay reçu baa ngi nii man du ma waxantu waaw léegi ñoom seeni montage nee nañu man ba ma duggee Latmingué xam téléphone moom da ngay woote rek nee nañu ñaari politiciens ñu ngi ci sa gannaaw parce que nga jékki-jékki rek di injurier nit ki di ko diffamer nii ne ñu ngi ma naan Diène Farba Sarr ak ancien député Latmingué bi El Hadj Malick Gueye nee nañu ñu ngi ci sa gannaaw waaw wala déet amoo ay politiciens yu nekk sa gannaaw non maanaam suñu naan ay politiciens nekk ci ñoom ñooy ut fa ñu laqatu man Juli Ndaw commune Latmingué xam nañ ma département
Kaolack xam nañ ma mën naa wax ne Sénégal mais xam ñaar nañ ñi ma ñu lim je ne triche pas dara li ñu wax noonu am na wala amul ma ne j'ai des relations avec l'ensemble des responsables politiques du département de Kaolack parce que démb ak barke démb maag ñoom la woon c'est pas ce problème là d'accord Mariama Sarr suma xarit yi benn bakkan la bokk na ci ñi favoriser suma dem Maka d'accord kon kooku suma xarit la Diène Farba Sarr suma xarit la Malick moom laalewun Mimi Touré suma xarit la Malick suma dëkkandoo la suma am si jàmm la laalewu ci suma dëkkandoo la suma am si député la woon waaye léegi dégg naa amatul dara waaw loolu dee na waaw adduna noonu la adduna noonu la man moom ba ñuy ànd muy neex dama ko ne leneen moo nekk suñu kanam waaye doona tool falu soo faloo xam nga fi nga jëm ci foleeku mu neex mu naqari da ngay foleeku d'accord ñun nag falu lañ bëgg mais bëgguñ foleeku jërëjëf fi nga ko laal mooy ci yow ñu jàll nag ci Cheikh Dianka Cheikh vendredi passé Sénégal yëpp xamoon nañ ñi yaa ngi fi woon ci seen émission waxtaay mais tey boo gisee ñu tegaat Ali c'est pour ku ci nekk li ngay wax ci sa côté mu leer ci bopp ma bëggoon a xam rek toog nga fi keroog nga ne Revas national amagul président mais président régionaux yi ñu ngi fi président secteurs yi xam responsable secteurs yi ñu ngi fi leeralaatal ñu tuuti rek waaw bon li ma waxoon ci laa nekkaat ba tey Revas ñu ngi ko créé en 2009 waa Dakar ñoo ko créé waa Dakar mooy ñan waa Dakar ñoo ko créé en 2009 biñ ko créé ñu fal bureau mi ngi wax déglu leen ko wax déglu leen waaw mi ngi wax ñu fal bureau biñ fale bureau Dakar ñu ànd ci di ko dox 1 an ñu yaatal ko ñu dem ci région yi Thiès dugg Diourbel dugg Louga dugg kon normalement dañoo dem assemblée générale pour ndax bi matee 3 ans pour ñu yaatal ko mu nekk lu national demuñu assemblée générale en 2012 kon Revas Dakar Revas national amagul am na nag ay antennes régionaux comme ni Dakar nekkee ni ma nekkee président Revas Dakar la amee ku nekk président Revas Thiès am ko feneen am ko feneen am ko feneen il a fallu que ñu préparer def assemblée générale nationale élu un président boo xam ne mooy nekk président national ñëpp xam ne kii mooy président national mais loolu amagul à nos jours amagul ba fii ñuy waxee daal président régionaux yi moom ñoo fi ne ak yow mi nga xamante ne Dakar mais président national bu Revas amagul benn fenn foo xam ne wax nañ def nañ ko président national 2009 ngeen créé Revas yéen a ko créé woon yenn ci ay mécanismes le 18 mars 2009 nga ne 2009 ba 2012 AG amul déedéet yéen yow kan moo la def président non wax naa ko day nekk à répétition mais répété waatal rek dafa baax keroog joxe naa procédure bi il faut nga répéter waatal bu ko defee nit ñi mën a gën a comprendre rafraîchir mémoire yi d'accord en 2012 dañu waroon dem assemblée générale demuñu assemblée générale ñu wax l'ancien président mooy Ali Sow ñu wax ko kon Ali 2009 ba 2012 moo jiite Revas moo jiite Revas ñu ñëw boobu ñu wax ko mu dem mu ne ma noonu du dem parce que carte yi 2014 moo ci nekk carte yi ak këyit yi bokkul carte yi ñu ñoo defal suñu carte de membre def ci ginnaaw 2010 2011 2012 2013 2014 pour chaque année au lieu ñuy confectionner ay carte mais da ngay joxe 1000 francs ñu tamponel la ci benn kii bon moom mu xool loolu mu ne kon da mandat bi fa dem ba 2014 ma ne ko déedéet lii ñu ñoo ko def këyit yi nag fële la jógee ministère kon nañu sukkandiku li këyit yi wax këyit dafa ne mandat bi 3 ans la kon ñu ngi si 2012 dañ ko dem assemblée générale mu ne non non moom du ko def il faut 2014 la jëm en 2014 deful assemblée générale ñu topp ko moom aali ñu topp ko ba soon deful assemblée générale bon li nga xam ne yoon wax nag ñu dem ministère de l'intérieur bi ñu demee ministère de l'intérieur ñoo ñu jox voie bi nga xam ne nii war nañ ko def ndax ministère dañ ñu xamal ne ñetti solution moo am bi jiitu mooy dañ leen di convoquer réconcilier mooy bi jiitu loolu la autorité war a def waaw daf leen di convoquer bon su boole leen suñ leen réconcilier ngeen seet ni ngeen di waxtaanee pour dem assemblée générale au cas contraire bu fekkee loolu mënta nekk moom mu dem defi assemblée générale yéen ngeen def seen assemblée générale su ñëwee fi ñu àtte bon man tam ma ne ko loolu day metti wër wër Sénégal gi def assemblée générale ba pare te li nga def baaxul mu ne ankay assemblée générale am nu muy baaxee bu fekkee fexe nga ba 2/3 yi joxe seen accord signé ne d'accord ñu dem assemblée générale bu ngeen def assemblée générale day valable
si lañ woote nag ñun si lañ wootee convoqué bureau assemblée générale ñu fexe ba 2 tiers yi d'accord ñu loolu ak seen signature ñu dem def bi ñu waree def loolu ñu yónnee ko sommation interpellative ndax loolu la moom aali ndax loolu la huissier bi wax bi ñu demee si huissier bi ne ko dañ bëgg nga yóbbul ko convocation mu ne non non convocation daa am lu koy jiitu sommation interpellative mooy jiitu mu def sommation baa ngi fi sama saak ñu def sommation interpellative mu wax ko mu wax li mu ci wax ne moom dem na Louga def fa assemblée générale moom aale mu ne dem na Louga ci li mu wax ci sommation bi mu ngi fi sama saak dem na Louga def na moom assemblée générale ñooñu falaat nañ ko pour 3 ans kon man dàq nañ ma maak le trésorier ma neen dàq nañ ma dàq nañ le trésorier léegi moom dem na fa def na assemblée générale Louga falaat nañ ko pour 3 ans mu wax loolu. yow boobu membre simple nga wax. non c'est le secrétaire général. secrétaire général waaw. récépissé ancien récépissé mu ngi fii. mën naa ko génne ancien récépissé bon léegi biñ defee noonu léegi huissier bi nañ kon léegi mën ngeen continuer seen comme moom def na assemblée générale kon lañ ñu waxoon ca ministère nañu moom na def assemblée générale ngeen def seen assemblée générale comme moom def na assemblée générale ñun am nañ droit def suñu assemblée générale léegi si lañ ñëw nag yónnee ko tam convocation pour mu ñëw fekkee huissier bee ko yónnee tam mu ngi fi sama saak notification bàyyi sama saak réunion bi ñu def tam bi ñu ko yónnee ñëwul ñu def réunion comité directeur ñu joxe seen aval mu ngi fii procès verbal réunion comité directeur bi yëgaloon ngeen ko. waaw ci lañ ko doon yóbbu convocation ñëwul ñu def huissier bi tam moom comme que dàq na leen kañ waratul huissier bi moo ko constaté huissier bi moo constaté loolu waaw moom ba mu defee assemblée procès verbal baa ngi fii procès verbal baa ngi fii bi procès verbal baa ngi fii bon ñu def suñu assemblée générale bi ñu def assemblée générale à l'unanimité ñu fal ma ñu fal bureau bu bees waaw bañ déposé tam kon lañ ñu waxoon am na ndax defal nañu récépissé kon lam ñu waxoon ne suñ ko jaaree ci yoon bu ngeen ñëwee ñu defal leen. loolu 2012 la ba léegi. déedéet. non ndax 2014 ndax topp nañ ci. topp ngeen ci ba 2014. waaw pour mu ñëw ba 2014 ñëwul. léegi nag ci lañ topp nag procédure bi. en 2015 ñu def assemblée générale. yéen 2015 ngeen def assemblée générale 2015 ñu def assemblée générale. kon kay yéen mënoon ngeen a àndoon ci li mu leen jëkkoon a wax rek ne leen 2014. non daf ne dem na defi assemblée générale. ñun suñu huissier bi mu dee di ko defal sommation. daf ne def na assemblée générale faral nañ ko 3 ans. d'accord kon léegi waaw kon léegi lañu wax ministère de l'intérieur. kon comme def na assemblée générale ñun am nañ droit dem def suñu assemblée générale. léegi ñun tam si lañ def suñu assemblée générale ñu fal ñu déposé. ñu def ñu récépissé d'accord dinañ ñëwaat ci yow. ale li naan tungu ne du teew ñuy nataal xaw ma dégg nga point dégg nga ko ñun duñ ko répété lan nga ñu mën a indi ci li mu wax demal AG nga bañ 2012 ni 2014 ngay dem 2014 nga bañ ba 2015 ñoom ñu def li ñuy def nga xëy rek ni leen dem naa Louga fal nañ ma ca AG loo ciy wax. waaw loolu damay vraiment rafetlu plateau bi ndax sénégalais yi dafa am lu war a leer seen bopp. dëgg la naxaate yi dafa bëri ci dëkk bi. kii Revas. dégg la Revas. dama bëgg mu leer. lu ma créé la man Ali. génn samay moyens. am xam-xam bi woo leen ñoom ànd ak ñoom di ci liggéey. ñoom yàgg nañ yor ay organisation di ko doxal Sénégal dara doxul. moom bokk na fu nekk ci organisation yi fi nekk yëpp. xam nga kii lan moo ñu jëkk a tàggale. këyit bi ma lay won te dara du ko dindi. le président Macky Sall. bi mu ñëwee ci réew mi ba léegi. ëpp leen débat bi fii la. déglu leen ko rek président Macky Sall bi mu ñëwee ci réew mi ba léegi benn yoon. la woo organisation professionnelle yëpp. organisation professionnelle yëpp. woo MPA woo Revas woo Promocabil formé leen jox leen ay valise diagnostic benn yoon la amagum. moom ci turu MPA la demee ñu formé ko ma yóbbu ñaari nit. MPA mooy lan. MPA mooy organisation bii la mu ngi nii Cheikh Diankha MPA. man ñaar ñi laa yóbbu Biloba ak Ibra Diop ñu ngi nii ci salle bi. d'accord kon mënoo bokk PDS bokk APR. kii ba ñu kitoo yàgg na te ministère bi xam na loolu. mais leeral dafa baax dafa ne dama demaat def sama assemblée Louga ma nga fa woon. ci assemblée ba waaw xaaral rek ma nga fa woon. président Louga. mu ngi ci président Louga ñun tey dañuy dégg président Louga mu ngi ci biir salle bi. keroog bi muy wax nee na waa Louga ngi nii. waaw président Louga ñëw na mu ngi ci biir salle bi.
Louga bi ma fa defee seen assemblée générale jox nañ leen 3 hectares ba maasarle ko ba man ma war fa dem def pose première pierre ñoom ñoo koy leeral assemblée générale bi ma def Louga mënoo bokk ci organisation nga liggéey 2 at 3 at nga daw dem sa yoon ma continuer maintenir ko yor ko ànd ak ay nit di continuer di liggéey Sénégal bi ma koy taxawal di wër région yëpp demul région yi laajuma kenn dërëm maa doon taal sama oto def ci carburant ànd ak nit ñi dem dëkk par dëkk di ko taxawal te bu may dem ministre day dem gouverneur da koy fekkee man noonu laa taxawalee région yi région bu mu taxawal moom te loolu amul rek xamal ne région bi taxawal man dëkk yi ma dem yëpp dëkk yi ma dem yëpp bu ma demee gouverneur day toog wala préfet ma taxawal loolu bi fi ministre Thierno Lo nekkee dama ko daan yóbbu kon li may wax dafa leer beneen bi récépissé bi déglu leen rek déglu leen déglu leen dañu war a déglu rek mu reer déglu leen rek yéen déglu leen rek defe naa ni waaw dina répondre mais ni yéen war a déglu rek waa ñi lii dañuy yéexee non waaye seen waay ñoom la àndal bu ñu nangu ma leeral déglu leen toog rek dafa war a leer nañ déglu leen je vous en prie Cheikh Diop nañu Cheikh ñëw dimbali nañu Cheikh ñëw dimbali rek bu leen yàq émission bi oui ma ne leen ndànk rek lépp dina leer li waa ji wax rek da ngay taxawal ba mu dëgër je vous en prie may leen ñu waaw may leen ñu mais dee wax dëgg nay wax dëgg xam nga dëgg mais di wax dëgg di ñu def ni du assemblée générale man ba ma demoon du assemblée li mu wax ne c'est faux li mu wax c'est faux mais li mu wax moo faux non li mu wax faux li mu wax du assemblée générale évaluation mu def assemblée rek dañoo dëgg yaa indi problème bi ndax ko dëgg Sénégalais yi dëgg di toog ci télé bi di nax Sénégalais yi da nga toog may leen ñu soo tawee télé yoon lu dëgg mais bu mu wax lu faux su waxee faux moo fi indi problème waaye déglu ma sama sëriñ wuyu leen ma waa sëñ bi déglu leen waaye déglu leen waaye non c'est que bu ñu mënta kii bu ñu mënta loolu dañuy arrêté wala ñu kii parce que mais nay wax dëgg rek su waxee dëgg affaire tamit xam nga dëgg waaw mais dégg rek boo ñëwee nga joxe sa leeral yaa ngi dégg mais nañ ñu dimbali leeral nañ bàyyi ñëpp wax rek dafa war a leer booy leeral bu nga foo bu nga fen baaxul fen baaxul waaw non déglu ma mais leeral na wax dëgg sama sëriñ affaire bi du foofu déglu leen ñii ñu wax li may wax soo ma tegaloon fii kaam yi damay teg sama loxo balaa maa wax wuyu leen ma leer nañu waaw waaw déglu leen rek xoolal ñun dañoo woote fii xoolal may leen rek dañoo woote pour ñu leeral yéen li ngeen di wax du génn kenn du ko dégg may leen ni ngir yàlla ñi ngeen wóolu ba teg leen fi bàyyi leen déglu leen sama tontu déglu leen mais bu fekkee ñi ngeen koy defee dañuy obligé vider salle bi ñun ñu def suñu émission may leen ni ñu continuer may ñu ci njëkk ak teranga ñu eggale aywa loolu waaw mais déglu leen rek déglu leen may leen ñu waaw non waaw mais déglu leen rek nañ ñu may ñu def léegi aywa ale continuer Cheikh Dianka boo amee lu mu bon après Cheikh Dianka xanaa wóoruwu leen ko après mu tontu mais may leen ñu ale yeggaleel dane lan dama ne ndànk rek ñun ñëpp ay frère lañ waaw mais eggaleel ñun ñëpp ay frère lañ allez-y dama ne bi ñu dajee Louga waaw dafa ñëw ci assemblée générale kii moom waaw leer na bu paree wax ñoom ànd naag ay délégation ñoo añandoo ba mu naree perturbé dañ ko génne waa Louga génne ko mu dem lu leer la kon àndutoon seen waxtaan waaw beneen bi waaw ministre de l'intérieur assemblée générale boo ko defee ba yóbbu këyit gis nga këyit bii autorité Louga yëpp a ngi nii ak représentant préfet yëpp lii moo la mën a may këyit bi ma am a ngi nii récépissé baa ngi nii li récépissé waaw xam nga benn yoon la organisation déglu leen ma wax leen télé laay waxee après am ngeen ay juriste benn yoon la organisation di jot récépissé lu mu jotaat acte lay doon ci télé laa ko waxee wane ko ministère de l'intérieur bu la joxee récépissé ba pare boo defaatee assemblée générale acte la lay jot de reconnaissance mu ngi nii may wane
li lay wan ne acte bi dafa valable biñ jógee fii dañu dem dépannage gratuit Thiès pour Tivaouane ñaari oto la ñu état may fu am dépannage gratuit damay jox président région bi benn yore benn pour fonctionnement yi ma jox président Thiès oto bi mu liggéey ba war ma ko rendre moom mu ne ko teel oto bi bu ko jox ndax aal du président national nañ dem ci yoon ñu dem Thiès ñoom ñu jël ñaari avocat man naru ma woon jël sax président région yëpp ñu ngi nii toog dañoo dajaloo def pétition ma boole pétition bi porter plainte jox ko commissaire bi ma ko joxee justice dafa atte mi ngi nii ba mu fay ko këyit baa ngi nii xam nga lan la ko procureur posé ñaari question ci biir tribunal bi ñun ñëpp ñu toog sa njaboot toog ñëpp toog loolu rafetul yow yaay kan nga ne président Thiès mun la kii mooy kan nga ne Ali président national mun la waxoo woon loolu am nga sens kon li ma nekk président national moo tax ñu jàpp la tëj la moo tax ñu fay loola te gis nga ñii soo gisee ma bàyyi leen Serigne Sidi Maktar lim ci wax la xalif général dafa ne ñii nañu nekk benn xam nga lu tax damaa bind gouverneur Kaolack mu delloo ma lettre bind ma wax ma moom ni ma war a def ndax xam nga lan laa doon wax dama ko ne dama bind gouverneur amuñu droit relevage national am këyit national def par le ministre de l'intérieur dëkk bu nekk ñu bëgg la jox récépissé tur relevage loolu yàq organisation la mais su ma demul ci yoon dégg kilifa gi mu li mu wax la xalif général daf ñu dajale ñu si ñëw ziar liggéey ba pare ma ñëw toog si wetam di ko ziar mu ne ana Baye Cheikh ma ñëw toog si wetam biñ ñuy ñaanal bañ jóg ma ne ko ah sëñ bi de su ma sañoon am na beneen organisation ñeneen ñu fi nekk relevage bokkoon ci ñun nga woo leen ñu ngi fi mu ne ku ko jiite nu mu tudd ma ne Cheikh Diankha ñu woo ko ci micro bi mu ñëw toog bi mu ñëwee toog sëñ bi ne ko dama bëgg ngeen ànd ak Ali ngeen liggéey déglu li may wax de sëriñ Cheikh Thioro mi ngi may dégg ak ki ñu xalif général boole loon pour ñuy toog di waxtaan bi loolu amee sëñ bi yëkkati ñetti keesu tàndar ma jox ma ne ma fexeel na ci ñëpp xéwlu ma jox leen benn jël ñaar ndax man maa yor au niveau national kii yàgg na def ay tuuxi duna ñëw ci kanamu président région yëpp jégalu ma i sama grand frère la ñii bu ñu yàq organisation bi gis nga lii patrimoine bu baax la gis nga wër di wax wala doo ko teg fenn baaxul man lee naa la lu ma la wax dama koy teg ci lu leer assemblée générale ñii mais moom Ali il faut nga may ñu del siwaat parce que dafa am point boo xam ne moom àndu ci waaw nee na la mu ñëwoon waaw parce que nee na la mu ñëwoon kii lu Cheikh looy ci kii bi li Ali wax nii bon maa ngi nuyuwaat ñëpp ba pare nga liir nit kii sama rakk la man kilifa laa mag laa nekk ma fi pour ay politique ay polémique pour man may ñëw fii dañu ñëw xool lan mooy jariñ secteur bi lu jariñ artisan yi programme yaa ngi fi mais du lii muy def nii ndax lii dafa gudd te émission bi duñu may ñu jaar ci lépp mais la mu wax Louga c'est faux Louga évaluation lañu woote woon soo laajee mbooloo mi li tax fi am ci évaluation lañu pour waajal màggal dañu nekkoon évaluation pour waajal màggal ñu dem ba foofu ndekete lal na pour am lu mu bëgg ci suuf ñu xam ko ci suuf ñu jël ñu yóbbu ñu ca ginnaaw fa ñuy toggee ñun fa lañ yendu ndek am na lu mu lal bi ñëwee toog ci fi ñu war defee manifestation bi yéeguma ca kaw ñu ne du ma jël parole ma ne non il faut ma jël parole ñu ne du ma jël parole parce que dañu lim orateur yi dégguma sama tur ma jóg taxaw mu wax dañ maa génnewuñu ma dama génn ñibbi dama ne si toutefois que ñëw na en tant que secrétaire général awma droit à la parole kon sama raison d'être fii amu ci solo ñu ma dama leen génn leen ñu dem kon bu ma wax dañ maa dàq dama génn parce que lañ bëgg a def ànduma ca te mal je suis le secrétaire général te du woon assemblée générale noonu fi bàyyee Dakar benn membre Dakar benn membre bureau nekku fi nga ne yaa ngi dem def assemblée générale ca Louga c'est faux loolu su waxee ne def na assemblée générale ma nekk fa c'est faux ñu si demoon nii fii su waxee ne région yëpp teew nañ def yan ana région yi ana président région yan président région li mu wax ci Malaw bu mu taxaw Malaw ku baax la Malaw fu mu toll tey Malaw tax mu toll foofu Malaw c'est le coordonnateur national su ko gërëmatul non dafa ne président Thiès waaw président Thiès c'est Malaw kon bu mu yàq deram bu ma ci tuuti tam ne maa ko téeloo oto man neew naa kon bàyyil oto bi oto du dara kon Malaw téewoon na oto Malaw téye na oto parce que defaguñu assemblée générale nationale pour récupérer la ñu war a am yëpp Malaw li nga wax duñ ko dégg kon la muy wax lépp
c'est archi faux te bu toog ci terrain ñëpp di la seetaan ngay wax loo xam ne fii dañ taxaw pour génne lu jariñ nit ñi mais pas ay xuloo ay xeex ma xuloo ma xeex. waaw léegi présidence nationale bi nga xamante ne moom def nañ ko. non def na lépp def na pareegu ma wax na affaire MPA. waaw wax na MPA moom dafa am booba temps nekk nañ maag moom suñu diggante bu xat la muy def du ko yaatal duñ ko yëg jamono yi bépp mécanicien boo gis soxla na appareil diagnostic appareil diagnostic seer na te mooy outil bi nga xam ne nii ci la nit ñi di liggéey ci la nit ñi mën a jariñoo mu am benn formation buy am man xam naa ko ndax luy xew dama koy xam man bokk naa ci ñi nga xamee ni ci secteur bi ay kilifa lañ kon lu ñu fi dana ko yëg naa ne am na formation boo xam ne danañ ci bénéficier wu ay appareil diagnostic professionnel de l'automobile mooy MPA mouvement national des professionnels de l'automobile kooku dafa ëmb lépp ñoom laa àndal dem ca formation boobu ñu formé ma bénéficier wu fa appareil diagnostic bu fekkoon te yaatal na ko région bu ne mënoon naa am benn secteur yi toog nii secteur bu ci ne mënoon naa am benn. kon yaatalu ko. yaatalu kan la yóbbuwoon ci formation ba. ah mais am na ñu yóbbu wax na ko léegi. may ma kuy defar Ndiaga Ndiaye kuy defar super. déedéet. mooy dañu ay oto. déedéet non oto la mais lan moo fa nekk comme électronique ñaari oto yooyu. koo xam ne spécial Ndiaga Ndiaye rek lay defar. ak koo xam ne super dong lay defar mais ñooñu soo leen formé bàyyi fii ñi nga xam ne nii ñu ngi ay garage yoo xam ne di liggéey oto yu ndaw di liggéey oto yu bees yi maanaam kon loolu. wax na dëgg rek esprit partisan la. kele rek. ak kon mbir mi du woon yooyu sax du yooyu sax taxu ñoo jóg du loolu. kon bu waxaatee mooy national naka su waxee rek danaan président région yi ana président région. na lim ñaar na lim ñett fii ay récépissé la ay région récépissé. waaw ñu ñëw ci problème récépissé. récépissé yaa ngi nii nan ngeen bëggee na wax association am ñaari récépissé loolu mënul nekk. non nga yor mu yor. déedéet amul. amul li Ali génne du récépissé. dama ne acte la lam génne mu ngi nii. ku yor acte yow wala moom. moom acte bu ñu acte mu ngi nii lam yor mu ngi nii. ça lii la yor. récépissé. waaw fii laay waxaatee soo paree xam nga émission bi. dafa laaj leeral ministère de l'intérieur ñu ngi may déglu. waaw ñu ngi déglu laajteel fii ku am organisation wala mu woote si plateau bi. ñu yor ay organisation soo amee récépissé. boo defaatee assemblée générale acte de reconnaissance dañ lay jox kenn du la joxaat récépissé. bii mooy récépissé bi ngeen amoon récépissé ancien récépissé baa ngi nii. ana sa récépissé ma xool mu ngi nii voilà waaw parce que dañu bëgg lenn bétti ana sa bos dañu récépissé nii man damay wax may waa déglu leen ma quand même dañuy wax monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye voilà lii na ko leeral mënuñu ñaari couleur mécanicien ku ne yor récépissé lii mënta ne bétti lii mënta ne il faut que ñu leeral lii dafa war a def kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy boo ñu leeral ko parce que yow est-ce que affaire yi jaxasoo jaxasoo Ali jox ko sa récépissé. nee na nga ni gars yi liiral bétti déglu leen rek ñun dañuy leeral Ali abal ko mu ma xool sa récépissé yow bosama ngi nii bosama ngi nii liiral changement au sein de l'association. waaw J'accuse la lettre visée en référence me transmettre le procès-verbal de votre assemblée générale extraordinaire tenue le 22 novembre 2014 déglu leen sur laquelle vous avez procédé à des changements statutaires qui stipulent ko tout membre de REVAS qui s'affilie à un groupement similaire ou adverse est considéré comme démissionnaire. boobu loolu def naa kii. léegi ñu def président Ali Sow secrétaire général Ousmane Ba Alioune Seydi mooy trésorier beeg yooyu. ana numéro bi si ne lii la numéro si récépissé lii la numéro récépissé. lii la numéro bi. numéro bi 001126. ban loolu ngeen di def waaw ñu xool récépissé sa waay. numéro bi loolu lii la bul jaxase récépissé yi nag balaa affaire bi jaxase. récépissé Revas récépissé Revas yow bii amul tampon bu non baax. bii kii la photocopie. sama suuf photocopie waaw ana tampon bu xonq mais tampon bu xonq bii de récépissé de tampon bu xonq la te yow sa déclaration de xola original laa la indi. original laa la indi. def leen dàkk bosu aale tampon xonq na. original laa la indi tampon xonq la. bàyyi li ngay waxee. original laa la indi. dama ne ci original la bu yàq bu ndax ci original dañ ko def ci xool ko bul wax bul waxal yoonu ma liiral ko kii bi déglu leen bétti liir beneen lu may liirati récépissé bi ñu xool
waaw ñu ne récépissé de déclaration d'association. Le gouverneur de la région délivre aux personnes ci-après désignées récépissé de déclaration de constitution de l'association ci-dessus définie en application de la loi numéro 66/70 du 13 juillet 1966 portant code des obligations civiles et commerciales modifié par la loi 68/08 du 26 mars 1968. Le décret 97/347 du 2 avril 1997 lui déléguant le pouvoir de recevoir les déclarations d'association autres que politiques, religieuses, étrangères et celles dont les activités dépassent le cadre régional. waaw lii nag récépissé de déclaration la ñu wax. waaw de déclaration. man daal vraiment. non da den ça yéen seen kayit yi man daal non léegi récépissé ça da yoon man léegi ak la lii récépissé ministre de l'intérieur li mu joxe ak li gouverneur joxe lan moo gën a leer ministre de l'intérieur moo su lettre la la tontu da la tontu man lii tontu laa la jox non acte de reconnaissance dama bëgg nga am organisation ma ne non ça léegi les lettres buñ ko tontu la acte la lettre acte la non assemblée générale bi nga def yow Dakar gouverneur non déglu non waxal foo gis récépissé lan na la woon ndax récépissé acte la dañ ko tontu parce que bii dafa mel yow moo dama la kii xam na ci affaire dara ma ne parce que bëri nay këyit mais déglu ma rek ba xaar ma jàngatee ndaw loo ci jàng déglul ndaw may leen ndaw mi am na lu mu xam ci affaire administration waaw déglu leen lu ñu naan fekkee moo ma ci boole waaw fekkee ko ci boole te ñun dañuy yëngu ci lu mel nii waaw ndaw mooy maanaam yi ñu wax yëpp waaw man ànd naa ci kii li mu wax waaw récépissé la moom laa wax non bëgguma ñu tàccu nag waaw damay leeral waaw lii récépissé la waaw mooy déclaration su ngeen amee seen kuréel waaw di déposer récépissé waaw récépissé bi en déclaration de li récépissé bi déclaration lañ ciy bind moom lañ lay jox mën nañ jël original ba nag denc ko photocopie photocopie bi mën na remplacer original bi man su ma amee sumay dossiers yu bëri damay jël photocopie ñoom lay doxee denc original bi récépissé bi nag fii nii journal officiel baa ngi fii nii ci ginnaaw dañ ciy mentionné ñu ne soo amee kuréel xam nga kuréel dañ koy renouveler mooy li mu wax récépissé benn yoon nga koy am ba faw doo am récépissé amaat récépissé mais soo amee récépissé dañuy bind ci ginnaaw ne en cas de changement de bureau su ngeen defee assemblée générale changer bureau da ngeen a jël PV assemblée générale bi feuille de présence yi yooyu boole ko ak récépissé boobu yóbbuwaat ko déposé ko ñu defaat leen ñu joxaat leen beneen acte comme bii yore buy wane ne bureau bale dañ na bii moo ci nekk en remplacement de récépissé bi donc ñoom ñaar yëpp lu ñu yor non d'accord ma de non man loolu laa léegi ban numéro moo ci nekkaat ban numéro non man administration laa wax de jéem maa dugg seen diggante li ma xam ci administration laa wax waaye non numéro kon non daa am luy leer fii non il faut am lu leer dafa tàng fi mu toll waaw mais non damay leeral récépissé bi ñu am xoolal gouverneur li ma bind dama ne bi ma ko bindee wax ko ci affaire matériel ay affaire waxuñu loolu léegi ñu ngi ñëwaat non dafa na lii day leer non lii dafa il faut lii leer waaw mais ñu ngi ñëwaat xaaral lii ba dafa jànkaat dañuy ñëw fii seral tuuti non li may ma fi rek bu fekkoon ne bii mooy ancien récépissé Revas bi ma nekkoon secrétaire général mu ngi nii bu fekkoon ne boobu lañ renouvelé même numéro bi lay amaat récépissé ba même am na wala amul même numéro ba moo cay nekkaat kon bu fekkoon ne bee baax na ancien Revas bi numéro ba moo ca numéro bi nekkul foofu. non ça damay photocopie sama bos na bàyyi koog yow bu photocopie bosam bàyyi koog yow soo toogaatee émission ak ay nit nga leeralal ñu ba pare kon dafa waroon yëg numéro bi. d'accord léegi ñu ne may ñu dem ci chat nag ñun foogoon nañu bu ngeen jàkkaarloo dina simple mais c'est un peu compliqué quand même. déglu leen chat pour di fër chat atmosphère bi métti na sama gars yi tàngal nañ saal bi non cat yëngalal aywa yëngalal ñu del si waat kii la jambi banna le woy wa salum lay o salun ci se konta ndeysaan la jambi banna le woy wa salum lay o bilay rema saño
mana reema sa reegi jaana meleyo jaabiya baana lewo ndeysaan alayela jaabiya baana lewo bidandu delayo sayo ko jide konta Caat waay ndeysaan alayela jaabiya baana lewo Matar Diop delayo sayo ko jide konta yo sore sayo ko jide konta Mbasa Mbasa jërëjëf Caat waaw Caat dalalaat na kii gaa yi Oui. dellu si mais Caat occupé nga réseaux sociaux yi Caat yaa ngi fu nekk macha allah mais kan mooy Caat waaw man dama jékki-jékki rek nga fël la gis asalaamaaleykum la ci friperie bi waaw gis nga maa ngi nuyu waa àdduna bi di ngi lay nuyu waa fay. Sénégal ñëpp ñu ngi lay di fay. bëggee ñëpp waa Saloum surtout fi ma dëkk muy Nganda Nganda. ak Mirna Baye yëpp maa ngi leen di nuyu fi ma jàngee nga xamante ni sama sëriñ fa lañ nekk ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen bëggee d'accord di wax ne kan mooy Caat Caat Waaw. mooy ki nga xamante ni mooy toj marché fu lu mu jógee waaw maa ngi jógee Saloum Saloum kañ nga ñëw Dakar waaw 2005 laa ñëw Dakar 2005 2005 la 2005 ba léegi lépp looy jaay parce que dégg naa sànq ñu naan doon nga jaay ay mbuus waaw bi ma ndax ñëwee nii nga mos di jaayee wala lan parce que waaw. lii moom day attiré waaw bi ma jógee Saloum ñëw Ndakaar di dugg fekk fi sama grand yaaw jaal mu formé may jaay yaa benn waaw sama benn yow non yaaw bu fëgg jaay bi laa bu wax bëgg jaay d'accord dama defal yaa léegi mu formé ci jox ma mbuus na ma commencé si lii di ma tàggat ci loolu quoi mooy commencé di jaay mbuus ba suñu yàgg ma nekk di jaay fëgg jaay mu commencé di jaay fëgg jaay léegi bi may commencé jaay fëgg jaay damaa ñëw na fekk waa fëgg jaay bi ñii ñëw ñii di taasu waaw ñii di def seeni feem waaw comme man Saalum laa dëkk ma jël sama nga feem def rek ca la nga moom waaw jël sa la moom rek jël sama cosaan waaw mais xam nga problème bi mooy ngoyaan ñun en général jigéen ñi la ñuy gis ñu koy way parce que man xaw ma ndax góor ñi doon nañ way wala man dara Caat ci yow laa gisee góor buy wañ ko ci yow lañ ko gisee te wax dëgg yàlla éléments yi ñuy am ci yow àndul ak sabar àndul ak dara sa loxo sa baat sa tàccu sama baat waaw macha allah macha allah lan la loolu lan la seen famille bi dafa am ñu ci yëngu wala Saalum bi la rek non man amu benn famille boo xam ne dañuy yëngu si ngoyaan waaye damaa ñëw fekk fii gars yi di taasu di jaay fëgg jaay léegi ma comme man am naa cosaan am naa culture muy ngoyaan nga xam ne ñëpp ko bëgg ma dem jëli ngoyaan ñëw di ko jaayee di ko marketingé sama gis nga li Caat def nii lu am solo la parce que xam nga lu tax ñëpp dañu defe ne fëgg jaay taasu rek la moom mu ñëw génne beneen tuus bi nga génne nii loolu mooy li nga def sa différence par rapport ak ñiy taasu ak ñiy taasu parce que ñiy taasu bari nañ waaw ñuy taasu fëgg jaay parce que gis naa ñu naan fukk mbaa sa ko amul fukk na ma jéggal wala ko tudde moom mii la du keneen moom déedéet waaja koy jaay waaji noonu lay jaay ay kii mooy taasukat bu mag bi waaw daaj leen bi ma ñëwee nag bi ma ñëwee fekk foofu gars yi di taasu ma indi sama cosaan muy ngoyaan nga xamante ni dafa neex si xol da ngay gis sama client yi dañuy ñëw toog ma leen ñu wéyal ngoyaan di leen defal ngoyaan pur di ko booleeg sama loxo ak voix bi mais nag est-ce que fii nga ci yem di ko jaayee wala dara parce que aussi nit ki fii lu mu fi mën rek dina ko exploiter mu jural ko comme mu jural ko leneen ak leneen waaw est-ce que bi nga ko commencé ba léegi nit ñi woowuñu la ay ñëw sama soirée wala nangam ak yooyu waaw ay bunte ngi ubbeeku waaw premièrement bi dañ la ko jaay suñ fëgg jaay mais dem na ba nit ñi ñoo ko gën a bëgg ñoo ma ko gën a bëgg léegi fu ne ngay déggee nit waa États-Unis waa surtout waa Gambie waa France fu ne nga may nit di wooyee damaa bëgg nga tojal ma sama xew waaw parce que dafa original waaw dafa original li may def dafa original moo tax non yow li ngay def ni bu continuer léegi ñoom ve mbayi arrêté seen affaire day dàq ñi mu nekkal jël la de seen bongo yooyu léegi bu arrêté waaw gis nga warkat non c'est parce que Caat man li may def mais Caat c'est que man li ma lay laaj xam nga le fait xam nga Sénégal da ngay dafa dëkk la bu xaw a doy waar bu li ñu la wax ni ne la ngoyaan dañuy gis ni jigéen ñi ñoom ñoo koy faral def est-ce que duñ la ci tamit wax loo xam ni parfois mu heurté la wax la wax yu la naqari waaw boo gisee àdduna moom noonu la ñii dañuy bëgg ñii di bañ waaw mais yow yaa xool li nga bëgg xool am sa ngëm-ngëm goo xamante ni da nga koy dundee yaa ngi dégg ñun lii liggéey lañ ko def parce que ñun bañ duggee Dakar ba léegi liggéey la ñu def xamuñ lenn lu dul liggéey waaw koona baa ngi nii ñu ñëpp tudd waaw koona bi mooy waaw ginnaaw raay
waaw groupe bi moo tudd Koona bi. non non waa ginnaaw raay. mais gars yi lay aw tamit ay waaw gars yi ñii ñoo ñoom Caat daanaan fii ci Dakar. man maa ngi dëkk Parcelles Assainies pour wax la ne la affaire bi dafa général. waaw ñii kii mu ngi dëkk Géejawaay. waaw kii ngi dëkk ginnaaw raay. yëg la rek. waaw man maa ngi dëkk Parcelles. non mais yéen a bokk marché ba. mais ñoo bokk marché. ah voilà boobu foofu ngeen bokkee mbokk nga fa la amee. waaw léegi li ma lay laaj li ma la laajoon parce que Caat dafa nar a limité wu rek di ko jaayee di ko liggéeyee wala Caat am na yeneen ambition yoo xamante ni tey mën nañu toog ba dégg. daaneel ñoom maire yi nekkoon fi di ngoyaan nga xam ne xewi nañ maire yi dañu xewi Caat mais yaa xew Caat. waaw instant yii moom. waaw fi mu nekk nii moom am na yu nekk sa xel yoo waaw xamante fi ni mu boo nekk nii sañoon bëgg nañ ku ñuy jàppale parce que bëgg nañoo génn ay album yoo xamante parce que nit ñi bëgg li ñuy def tey bu producteur taxawoon wala ñu wax di nga leen defal li ñu bëgg waaw yoroo Caat maa lay produire waaw na xel daal producteur taxaw fii nii yoruma dinañ génne son yoo xamante nii milliardaire la dëgg waaw allez yégaleen Caat waaw bu producteur taxoon fii dinañ génne son yoo xamante nii adduna bi yëpp a koy bëgg waaw parce que ñun li ñuy def dañ ko xam dañ ko man ay doomu Saalum leen gaa nekkuñ ñoo nga xamante ni dañ ko doon mais man li may wax mooy mu Caat dëgg naa la nga way ay même morceau yi ngay way yow yaa koy créer way laa da ngay copier ay morceau jàmbur di ko way waaw ñun dañuy créer en même temps dañuy jël si way mais Jaliyo bii moom créé woo ko yàgg na waaw mais en même temps dañuy jël si ngoyaani Saalum yu yàgg yi di ko wéy waaw mais Jaliyo bi moom yàgg waaw bi yàgg na Caat bii moom da nga ko tojee waaw mais parce que lu sérieux ñëwagul lu sérieux ñëwagul quoi boo doon def tey non lu sérieux ñëw na bétti lu sérieux parce que boo demee ba toog ci plateau Caat da nga war a way say produit mooy li waaw mais boo toogee ci plateau mais da nga doo jël say cassette yi nga xamante ni waaw yi nga denc di ko basaar di noonu da ngay bañ mairie Caat mairie lay bañ non Caat wóoluwul mairie mais Caat wóoluwul mairie groupe bi yow la ak borom sabar beeg bongo man beeg ñooñu yéenay ànd non am nañ groupe lépp mais am nga groupe bu baax kii les étoiles du Saloum les étoiles du Saloum yéenay biddiwu Saloum yi ñooy biddiwu Saloum la ilaha illallah nag bu fenkee lu be Caat mbayaat ñu benn waay do yo buramante réew buramante réew yàlla guddee du tax nga war mbaam ko fay batale waay ndeysanoy waaw du tax nga war mbaam yéey madame la maire kaay ana Fatou Ndiaye yàlla guddee du tax nga war mbaam ko fay batale ndeysanoy waaw yoo ana si tondoor si toor de laay woo waayo Caat kaay si toor de laay woo jëla guddee du tax nga war mbaam yee ko may batale ndeysanoy waaw yàlla guddee du tax nga war mbaam ko may batale yoo ana juba Matar de laay woo borom ko sem kaay waa ginnaaw raaya ngee ana ko ndabi fan sa club caadi guddee du tax nga war mbaam ko may batale war mbaam ko may batale Caat ku la romb jënd wala déglu ma Caat ku la romb jënd tubéy ci keneen bàyyi la ngay ngoyaan yàlla na tubéy ja teppeeku Caat tàccu leen ko bu baax nag koo xamante ni voilà boobu mécanicien yëpp nga tàccu kii bu ngeen bañ ñi bañ nañ chauffeur yeeg mécanicien yeeg yooyu ak ñoo bëgg ngoyaan ñoom dañoo bëgg ngoyaan de surtout chauffeur yi dañuy bëggee ngoyaan bu baax ak mécanicien yi remercier jërëjëf baax di ko wax ni rek bonne chance pour la suite ndaanaan parce que nag li ngay def nii macha allah ndaanaan la amiin waaw parce que li ngay def neex na yàlla ci yàlla jàpp ndaanaan nga Caat waaw bokkul suñuy habitude ndaanaan nga quoi xam ni musuma tàgg nit waaw mais yow ndaanaan non Sanjoogu bu demee ba tàgg nit rek na ko ndaanaan li ma la démb rek xam naa la sax dëgg non ndaanaan mu war a mën ci réew gi aywa béti ëpp na dañuy ñëw daal di dem ci sunu kii muy ñi nga xam ni bi question yi ñi nga xam ni laaj nañ leen comme nañu ko dooree woon rek Mamadou Ndaw
moom la ay question am njëkkee jiitu waaw après yéen it seen question yi daal cooy topp kenn par kenn askan wi posé nañ seen i question ay ca régie ak Cheikh Diop waaw Cheikh Diop je vous en prie dama gis ne Julie ak monsieur le maire mën naa wax ne sax Julie moo indi monsieur le maire Latmingué bi mu ko indee ñu àndandoo liggéeyandoo gañ ma daan laaj Julie lan mooy problème am ak monsieur le maire ba nga xamante ne à chaque fois ñu ngi xuloo ñu ngi dem nañ ba police lu ne ñu dugg ci lan moo waral loolu. waaw Mamadou Dia dama lay laaj yow la nga waxoon ne Macoumba Diouf moo ko def te bi ngay wax da nga ne yaa ngi am ay dossiers leer nañu yu dem tey 6 mu daan la si lu dégg si presse bi ñu daal di lay wax ne la di nga fay ñaata million waaw pourquoi pas mu demee noonu wala tey ndax tey justice Sénégal wala moom tëddawul njaaxanaay wala tey képp ku nekk si xoolal gouvernement bi rek wala képp ki nga xamante ni yaa ngi jàppale Macky Sall su demee ak yow tribunal moo lay gagné wala yéen tamit waa APR est-ce que nekkul sama wax ji ma waxoon moo leen bëgg a dal parce que dama waxoon ne réewum Ahmadou Bamba réewum Baye Niass réewum Limamou Laye réewum El Hadji Malick képp ku fi nekk di toroxal sa askan yàlla dina la toroxal parce que xoolal seen biir yéen a ngi demante ñii ñi ngi jooy ñii ngi cër xasante ñii ngi démissionné est-ce que nekkul tey gi nii sama ñaan boobu noonu moo leen dal di ngeen di toroxal seen askan moo tax yàlla di leen toroxal. question yaa ngi doon waaw benn bi nee na sa digganteeg maire bi problème bi waaw suma digganteeg même problème bi tey yaa ko indi woon APR Sénégal yëpp xam nañ ko Saloum yëpp xam nañ ko ay nit ñoo dugg nekk ci noppam yi di wax mu nangu ko boo indi xeex ak man dama jékki-jékk dégg na jël na oto bay na ko Latmingué am na ñum jox oto bi ñu ngi wër ci commune Latmingué naan dàq naa Julie Ndaw liggéeyatuñu lu ngeen ma waxoon lu bon ci Julie Ndaw gis naa ko lii nii ma ne teg di xaar jékki-jékki aussi mu monté ay jeunes ñu nekk ci rajo yi nekk ci télé yi am na jeunes yu ma dégg sax ñu ne Julie Ndaw prostituée politique la prostituée politique la ah bon waaw waaw mais yaakaar naa ne loolu moom suñ koy wax Sénégal yi di déglu xam nañ ci kan la gën a jekk ñiy déplacé wu weñ yi nga xam ne fu tooy ñu tàgg fa yaakaar naa ne suñuy wax prostitution ci ñooñu la leen man ba Ablaye Wade di bari ay millions ay milliards di koy séddale laa ko dumuyu dem ànd ak Macky ngir révolution ki ànd ak Ablaye Wade nag lekki milliards yi Ablaye Wade yi ba mu jeex Ablaye Wade woolu ko def ko tête de liste départementale mu ne ko fa ñuk yaakaar naa ne prostitution ci amee kooku moo ci gën a jekk déglul keneen ki lim la wax way nee na ñaana ma nangu est-ce que nekkul da ngeen di toroxal seen askan moo tax seen diggante demee ni parce que yéen a ngi rayante rek non li mu wax d'abord mooy ñun loolu moo ñu njëkk a jaaxalagum mooy verdict justice bi liñ wax malgré preuve yi ñu joxe yépp te dañ ne diffamation justice dañ ne il y a diffamation si les accusations ne sont pas avérées. Mais si les accusations sont avérées et justifiées, il n'y a pas de diffamation. Avec des preuves. Aujourd'hui, nous l'avons xaar ci justice. Nous poursuivre Macoumba pour faux, usage de faux et détournement de deniers publics. D'accord. Tey nag ñu bëgg ko protéger. APR pur et dur là. te APR lay mosa doon. ñaanuma ko yàlla yal na yéex mais Macky su daan woon it man damay continuer doon APR. waaye lii dañ ko war a xoolaat. li tax ñu war ko xoolaat kii li mu def moo gën a garaaw li Khalifa Sall def te ñu ñuus Khalifa Sall ci kaso bi non non je dis la vérité kon ñu ngi bëgg a jox li suñ ko seetaane ñu ngi bëgg a jox opposition bi raison suñ ko seetaane ñu ngi bëgg a jox opposition bi raison Khalifa Sall caisse d'avance ñu tëj ko Macoumba jël ay demande ay lépp ay engrais di ko yéeni dossier bu mot ñu bëgg ko bàyyi ka dénoncé loolu ñu koy lii parce que APR la wala am na moyen wala leneen nañ ko xoolaat jërëjëf Bétu yéen ñaar moom yéen a bokk seeni question ñu dem jëli question yi nga xamante ni moom la ñu jagleel Cheikh Dianka ak Ali Sow Cheikh Diop ay ca ci question yi Cheikh aywa
Mbaye Faye secrétaire général Revas Kaolack. Ndakaaru ci jëmmu boppam ci li ma xam ci région yi région boo dem benn président fa nekk waaye Ndakaaru moom moo bëri coow ñaari président ku nekk naan mën a dimbale leen ñu bu ngeen jógee foofu ngeen fexe ba da nga am Ndakaaru am benn président ndax ñu mën a dem defi national. ñun Kaolack nag am nañ fu la ju toll ni da nga am dem nañ ba am suñu récépissé waaw ñu yaakaar naa ne kenn njëkku ñoo am récépissé ci Revas gi. Baye Sow laay posé sama question depuis 2009 Revas renouvellement yi nga xam ne renouvelé nañ ko foofu Dakar PV yi ak ñan lañ wàcceeg ñan lañ fal loolu laa ko posé pour mu leeralal ma ko. mu mel ni yéen ñaari ku nekk yaa ngi xëcc li sa boor naan man maay président Revas maamoon laaj de ndax yéen jiite gi yéen a xëccoo dafa am lu leen ci fay chaque fin du mois wala liggéeyal seen askan rek moo leen tax a jóg ma jàpp ne su doon liggéeyal seen askan tax a jóg war ngeen a mën a waxtaan seen biir déggoo ba fal kenn mu jiite leen ngeen liggéey Sénégal jëm kanam. Cheikh. defe naa ne mi ngi noonu Cheikh ñetti question yi. loo ciy tontu bu njëkk bi. waaw bu njëkk bi. présidence Dakar li mu wax président Dakar. génn naa récépissé Dakar. ok kon defe naa récépissé Dakar journal officiel baa ngi journal officiel du lu ma defar. journal officiel baa ngi signé du lu ma defar kon mënuma am récépissé Dakar ñu fal ma Revas Dakar am leneen lu fi coow amul kon defe naa moom coowu Dakar national la wax ma waxul Dakar. ndax Dakar su ma nekkee président région Dakar secteur yëpp a ngi nii secteur Dakar yëpp tout nii foofu ñu yëkkati seen loxo ànd ak man ñu créé Revas Dakar ñu fal may président Revas Dakar. man waxuma national man Dakar laa rek. ci terrain bi ci. mi ngi wax mbirum terrain aussi. bon terrain su dee terrain. mais dégg naa bu captage bi ñu ngi leen fay waaj a génn. non waaj génn nañ. génn nañ leen. waaw génn nañ ñu. d'accord waaye bi ñu génnee itam. daa am fu ñu ko teg. ndax génn nañ ñu waaye génn wuñ ñu sànni ñu. ndax defe naa c'est la première fois ci Dakar loolu tam may remercier waaye itam autorités yi. di remercier ñi nga xam ne ñoo ci doxoon gouverneur préfet ak ñi dox ci protocole beeg ba lu mësta am ñu jëlee fi ay mécanicien yóbbu leen fu ñu moomal seen bopp defal leen këyit yoo xam ne nii. d'accord fan lañ leen yóbbu. kii Diamniadio. d'accord. ñu ñëw léegi mais keneen ki nee na da ngeen am lu ngeen ci gagné wala lan. non xam nga lu tax mënu leen déggoo ndax xëccoo bi. déggoo bi. ci tudd na fi sànq la xalifa général des Mourides. moo ñu woo ndax wax na fi ne moom dafa nekk ca biir. ñu ne ko ana ñu kenn dégg nañ kenn beneen. wool ñooñu mais moom ki ngay woo day fekk mu ne ci biti. man maa jiitu ci maa nekk ca biir kon naka laay nekkee ci biir. d'accord mais yéen da ngeen ci gis seen bopp ci koom wala lan ba jar xëccoo bi looloo kii di laaj. waa déedéet gisuñu si koom dafa fekk ne comme ni ma ko waxee keroog. dafa am loo xam ne nii seen identité la muy dépendance gratuite. dépendance gratuite bi nga xam ne moom dañ koy def Sénégal gépp xam ko ñu nekk ci di ci dox. di dox ci. dépendance gratuite idée kan la. ñun ñëpp ndax wax na moo créé. yéen a ko bokk nee na moo créé Revas. non wax na ko ci commencement bi mais ay moyens amul oto mën naa am oto. d'accord moom amul oto mën naa am oto. d'accord am naa oto depuis 91. ba ñuy dox Revas sama oto lañ yor. oto Madiaw ak oto Soy Mbuub ñetti oto yi ñoo dox Revas. d'accord amul oto kon su waxee ne ay moyens lañ ko créé non non. d'accord kon leer na. lan ngay tontu ci ñetti laaj yi Ale waaw ñetti question yi affaire présidence bi ñuy wax nee na bu ngeen fi jógee na leer. waaw xam nga leer moo ñu indi woon rek. waaw xam nga toog moom sénégalais moo mel noonu bu toogee. mbirum terrain yi nga yéen wax noonu. waaw mbirum comme ki la doon sànq posé ay question xoolal li may waxaat dëkk boobu maa ko taxawal. maa ko présidé mooy Kaolack. maa ko présidé président bi fa nekk maa ko renouvelé. président bi ñeel ma nga nii rek ñeel ma nga nii wax ni posé question ki la doon wax nii posé question. ak keneen ki wax ñëpp ñoom ñaar ñëpp Kaolack lañ nekk. d'accord kii biñ koy falaat bureau mu ngi nii maa ko renouvelé. kan moom mii nekk Kaolack. ki nekk Kaolack biñ koy samp moom mii Kaolack. maa ko renouvelé kayit baa ngi nii. d'accord ale de moo ko fal. beneen bi ci topp waaw mooy président moo nekkoon président. ah si le président national. dëkk bu ku taxaw. man maa dem dëkk taxawal la. waaw 16 décembre. moo tax ma ne la maa ko élire. déedéet. boobu lan la waaw mais déglu leen rek déglu leen maa ko élire. waaw déglu leen ay yeggaleel. d'accord léegi yeggalil. beneen bi nee na ndax dafa am koom beneen wala bi lan. beneen bi. waaw du ay affaire koom. waaw xam nga lenn dafa neex. waaw nga nekk ci réew. waaw ñëw initier loo xam ne musu fi am.
mooy lan dépannage gratuite tax nañu jox ouvrier gëdd jafe-jafe buñ mënti am kilifa diine boo dem gis ko est-ce que yaa ngi dégg lu ma ñëpp di ko rafetlu xam nga réew boo ci nekkee bul ne lan la ma réew mi defal ko mais neen lan laa defal réew mi liñ ci jublu woon loolu yëpp lu baax loolu la beneen bi moom du secrétaire général lan la trésorier Revas la trésorier gis nga xoolal récépissé bi dañ ci bind Cheikh Dianka secrétaire général mais trésorier la xoolal gis nga marche bi ñu def 2010 mu ngi nii dafa bañoon ne du signé ndax xam nga man damay jël ay engagement bi ñu dajale ouvrier yëpp marche bi ñu fi jëkk a def dama dajale ñëpp ne leen lii régler problème bi mooy dox ci tali bi wax ak président Wade si le président maa signé nii Dame Niang mooy le secrétaire général de Revas moom boo demee ci source yëpp nga xool compte yi li ñu retiré yëpp il est le trésorier day nax nit ñi nag teel non waxuma la waxu kayit de Revas bi ñu wax bi mu nekk président dama lay wax beneen bi ma lay wax ay wax lii da koy dindi kii beneen kayit a ngi non non xool dama lay wax dañoo bëri kayit waaw problème kayit trop man damaa defoon sa waay moo yor kayit yi mais dégg ñi ñoo ko ëppi kayit dama lay waxaat oui ma problème terrain yi ñuy wax waaw président Macky Sall man waxuma la kenn de moom moo ko wax moom moo ma jox terrain 5000 mètres carrés plus 93 millions pour mécaniciens yi nekkoon pompier 93 millions waaw mais dama ne la gis nga da koy wax bindu ko en conseil des ministres ministre bi ñëw prouver ko jox ñu këyit mais dama ne xam nga lan laa wax président de la république fii laay waxee ouvrier dafa am lu ñuy xaar ci président Macky Sall muy que ni mënuñu nekk Ndakaaru chaque jour nga yëkkati benn secteur bëgg leen yóbbu Diamniadio yóbbu beneen secteur koo fa yóbbu du fa dem ndax ay benn mënuñu dem na dagg ay hectares jël ouvrier yëpp yóbbu leen ndax dañu am ay jafe-jafe maa ngi masaw nag secteur bi mu nekk ndax ñooñu am nañ ay jafe-jafe ba ñu génne leen fa ndax jafe-jafe yi ñu amoon man dama yaakaar ni keroog bi mu fi toogee da doon wax seeni problème waaye mais keroog waxoo woon ne captage jox nañ leen xaw ma kii këyit gi nii lii la ko mu xool Sadio bu bàyyil ma yeggal ma ne boole wax keroog boo amee ay nit jàngoo joxal kee soo jiitee mbooloo ñu am jafe-jafe boo ñëwee fii da dalal seen xel mais doo dem jël ay nit déglu li may wax doo dem jël ay nit yaa ngi déglu wala nekk kilifa foofu ba mu jëkkee am jafe-jafe man maa convoqué secteur Dakar yëpp kenn ku nekk indi 30 000 ak ñaari kaar ñaari kaaru Njaga Njaay ñu def fa conférence de presse bu rëy c'est le lépp arrêté kon bu ameetee foofu jafe-jafe compétence am dafa am fu mu yem dafa ma waroon woo moom kon affaire dina ëpp fii compétence am si li mu réglé foofu la yem li may waxaat nag am nañ fi ay doyen yoo xam ne Sëriñ Xotaan oui ma waaw dama ne non attribution la ça am kii da nga koy non déedéet doo ko lii suuf de da nga koy wax ñu xam ne ma jox la bokk bekk nag mënu fee nekk non déedéet non xam nga non dafa nang non dafa déet boo liiree boobu ba pare nga liir terrain bi ñu ministre bu confirmé tamit di waxoon na waa VRN bi lijjanti na leen jox leen ak 80 millions VRN nga ne waa VRN nga ne Sadio ma ñëwaat ci question boobu wax na fi keroog déglu leen jox ko saa waaw yow mbaa jaxasoowul non bii ku ko moom yooyu maa moom bi ministre waaw mais dama toog ne bëtti mënut a nekk di liir lii lépp kii nee na bii ministre ka joxe maa ko moom joxal ma Cheikh lii la nati la non émission bi bu mu defee nii tey Sadio waaw ma ne fii képp ku fi jiite secteur su amee jafe-jafe man maa koy réglé déedéet xam nga lu tax ma wala loolu Moussa Ngom mi ngi na le na jóg problème stade amitié président baa ngi na le Moussa stade bi mu amee problème président bi ci yow la bokk dafa ñëw wax ma ko stade ngi nii non kii nee na président stade ñaari président la xanaa moo fa xoolal ça déglul nag ana Moussa Ngom voilà déglul xam nga lu doon ma wala loolu déglul ça xam nga moom déglu leen Moussa naa la wax ku mujj ki lu tax mu nekk président ak ku jëkk ki xam nga stade moo am problème ñu war leen fa jële dégg waaw déglu leen waaw yeggaleel ñu war leen fa jële ñu war leen dégarpiller waaw est-ce que yaa ngi dégg waaw ma jëli président bi ñu ànd ñu fay leen 40 millions ñu teg ko ci loxo Moussa xaalis laay wax de waaw ña nga xam ne ñoo nekkoon foofu ñu fay leen ba pare ñoo fa nekkaat ko ñooñu la jiite keroog bañ leen bëggee dégarpiller man maa woo le préfet li leen fa bàyyi man la maa ngi waxee ci télé laajal le préfet de Dakar moo ma woo ñu dem toog régler problème yi man ak moom d'accord kon problème yooyu ñuy wax noonu man maa koy régler di remercier nag le préfet de Dakar ak le sous-préfet d'accord non ñaata mbet lañ leen may waaw mais dafa ndànk def leen ndànk may leen ñu
may leen ñu dem rési dañuy demaat jëli ci question cat jëli laaj yi nga xamante ni moom lañ jaglee cat dellu si waat ci ngeen déglu ko may ko mu déglu laajam yi waaye may leen ko mu déglu ay laajam je vous en prie Cheikh Diop Cheikh je vous en prie Cheikh tey donc Thiat question bi ma lay posé mooy pourquoi demoo nga defi musique ak sa voix ni mu neexee nii sama sañoon nga dem defi musique. ndax dana yomb na ngay liggéey nii boole kook ak waaw kii bi ndax dañuy gis ne en day métti trop nan nga koy seere ak boole kook client yeeg nangam yooyu noonu maam ni muy demee daal bëgg naa xam bu baax a baax na nga koy jàng ndax daam ñu lay jàppale wala yow dong la. ñi ma xam si ngoyaan yëpp ay jigéen na koy def c'est la première fois ma gis góor gi def ngoyaan góor li ko booy si ngoyaan benn xalambala wala léegi li ñu si booy léegi muy sabari te bokk si woon du dëgg góor daal bokk si ngoyaan mooy xalambala à part loolu dana bànneex dana koy sentir mais comme góor gi def ngoyaan di tàcc yi fi jigéen di tàcc naan ni yooyu noonu quoi mu affaire yi moom gën a jeexal quoi lu tax Thiat taamu si seenu ni mu ngi def fii bépp wuyu ne mu ngi fi mais ngoyaan moom nga fi yu jigéen la na ko bàyyee jigéen ñi maa ngi laaj ak tamit Thiat fan la boo dëkki Saloum ba muy roy dàq ne mu ngi roy ngoyaan ak ban dëkk la dëkki Saloum bëgg naa koy xam ak kan lay ak lu ko dugal si fii jigéen ñi quoi mu koy def. ñi imité ngoyaan yéen laaj seen voix bi maanaam dafa xaw a pour man voix bi est-ce que voix góor dëgg la ñoom seen voix naturelle la wala dañuy toppandoo voix waa ngoyaan te ku ne xam na ne ngoyaan ay jigéen lañ yu mën a woy macha allah et puis li ñu woy neex na mais ñoom li ñuy woy seen voix naturelle la wala ñoom dañuy toppandoo waa ngoyaan dama jàpp ni bu dee góor warul toppandoo jigéen. man saa dañuy ñëw bu Thiat tontoo ba pare Thiat mu ne lu tax defoo beneen genre musical ku njëkk ki loolu la laaj. ku njëkk ki waaw ñun comme li ma ko waxee leen début bi rek dañoo ñëw ci marché luuma yi di jaay fëgg jaay fekk nit ñi ñuy jaay fëgg jaay di taasu man may indi sama dem jëli sama culture bi nga xamante ni mooy ngoyaan ma koy jaay waaw d'accord waaw d'accord mu ne ndax yomb na nga koy liggéey yeeg yooyu d'autant plus que jigéen ñi lañ doon gis ci ëpp ñuy def ngoyaan ndax yomb na ak nan ngay mënee di way di toppatoo say client ak yooyu waaw parce que ñun bu ñuy jaay waaw ñu ñett la ñu doon daam koo xamante nii dafa am koo xamante ni day gérer client yi mooy buñ client bi jëndee ba pare moom moo koy jox yaa ngi dégg moom moo koy wecc koo xamante ni ñaar ñoo xamante ni ñoom ñooy woy di attirer clients yi pour ñu ñëw toog mën a jënd. d'accord waaw mu ñëw mu ne voix bi ndax naturel la wala da ngeen di toppandoo ñi nga xamante ni da nga leen fekk ñuy way ngoyaan ñooñu wala. waaw man Saalum la. may ko tuuti mu yeggale. waaw voix bi naturel la wala naturel moom war naa xam ne voix bi naturel la wala du naturel voix jàmbur kay buy dem bay wëy. waaw nga xam ne kii voix am bi moo ko moom. dugal luñ ko ci scène di ko monté de voix bi man maa ko moom sama voix la léegi keneen ki ba déglu nag ay question la luñ posé day joxe ay réponse keneen ki li mu wax ne jigéen ñi ñooy kii lu tax yow nga kii nañ bàyyi ngoyaan ak jigéen loo koy tontu déglu leen ko kooku la ma koy tontu du ma ko wax dara moom xam na loolu moom boppam la quoi yaa ngi dégg man Saalum la Saalum pire la ku ne Saalum wax ngoyaan dina ko wax déglu leen yaa ngi dégg ku wax Saalum ne ngoyaan ngoyaan nag Saalum ñoo ko moom te man Saalum laa dama koy dund dama ko bëgg dëgg la waaw dama ko bëgg man li ma ciy dolli saa mooy mbir mi amul complexe métier yu bëri tey gis nañ ko góor ñee ko daan def jigéen ñee leen ko dàq tey jeex na métier yu bëri jigéen ñee ko doon def góor ñaa ngi koy def dàq li may wax mooy lan y a pas de ce métier fi nga jàpp wallaay voilà léegi loolu mooy Sénégal parce que dañu bëgg a jël benn métier rek attribué ko jigéen am na léegi mécanicien yu jigéen n'est-ce pas am na chauffeur taxi yu jigéen am na chauffeur camion sax yu jigéen donc lii muy def liñ ci mën a wax man li ma ci mën a wax mooy neex na wala naqari na te wax dëgg fa yàlla ni mu koy defee neex na
loolu mooy li am solo. jeex na ñu demaat non dañuy dem régie yéenay tëj may ñi yéenay tëj. mu ne Saloum kii am na kii xam na ñeneen may ko. may ko. ku baax may ñu rek dina ñëw moom mooy tëj kii dafa xam sax ay góor ñuy ngoyaan. waaw waxal nga ne Saloum. waaw dama ne ñun ñëpp ay Saloum la. waaw comme ni mu ko waxee ngoyaan bi. suñu patrimoine culturel la. xëy na manque d'information ñoo wax ne mooy góor buy ngoyaan. mais suñu baay Saloum Dieng. moom moo ko jiite actuellement Ndofane soo fa demee am na ku ñuy wax Ndiol Socé. nekk alamam di ngoyaan. donc loolu lu am solo la. ñu ci encouragé nag bu baax demaat régie jëli loo ci xam. jëli ji loo ci xam. dellu si waat doog a tëj ngeen déglu. jur gi faatu ci àll bi gannaaw taw yi wadd yu metti fii ci Sénégal njiitu réew mi daal di yëkkati 1 milliard daal di leen ko jox ngir ndàmpaay coow la topp ko nag ñenn ñi gis ne daal wàllum politique dong moo ko tax a jóg ndegeeg élection yi ñu dëgmal ñeneen ñi gis ne li mu def nii lu ko war la ndax moo ñu bokk jiite ñun ñëpp ñuy laaj nag yéen ñii suñu ay invité lan mooy ci seen xalaat. voilà ñu ngi gërëm Fatmata Seye bu baax. ci kii bi bu Fatmata Seye ak Ablaye Bob ñu ngi leen di gërëm. voilà ñu dem ci julli comme yaa ngi ci. li président defal baykat noo ci gis àll bi. sàmm gi sant ko gërëm ko félicité ko. wane ne kii mooy président bu ñu soxla. mooy président boo xam ne. jege na askanam. d'accord catastrophe. président du ko def. citoyen du ko def. yàllaa ko def. nit ñi tiis dal leen. président de la république ñëw teew. ñoom ñooñu ñu koy politiquer. la leen waroon. mooy ñu dem teewi fa. as tuut bu ñu am ma ne président ñaanul yàlla taamala yu mel nii di dal askan bi. kon mënul daas fanaanal. taamala su amee nag. comme ñëpp la fi nekkal. donc mu lay. ña seen jur yi gaañu. lan moo ko won ne. ñooña ñëpp APR lañ. d'accord ñu jàll ci Cheikh Dianka Cheikh noo gisee li président defal loi càmm gi. waaw rafetlu ko lool nag ndax buñ ne politique la. même bu dee politique bu rafet la. te ay nit jullit dañ ko tàmm ak ci religion yëpp sax. sooy say mbokk bu ñu nekk ci jafe-jafe nga fekk leen fa dimbale leen ko na ko Sénégal yëpp rafetlu. d'accord nañ ko rafetlu rek moo allez loo ci xam. li nit ñi wax rek sénégalais moom dañ ko xamee lu baax. acte bu baax la acte bu rafet la waaye nag maa ngi koy dellu di wax moom président de la république lii mu def nii tamit ouvrier yi vraiment jamono yi ñu toll nii am na lu metti trop ñu ngi leen di yëkkat di leen def lépp na leen jàppale comme ni mu jàppalee ñii. d'accord loo ci xam. waaw man nii du ma def lu dul rafetlu ko. parce que fekk ay sàmmkat ay nappkat seen jur gi dee nga ñëw jàppale yëkkati xaalis jàppale leen. ku xam Saloum wala nga xam àll bi xam ne nu mu méttee. nga yëkkati xaalis jàppale leen du ma def lu dul rafetlu ko. d'accord di ko sant di ko gërëm d'accord allez lan ngay tàggatoo. waaw man vraiment maa ngi sant Sénégal yëpp. di sant président région yi fi nekk yëpp. di ko wax ni moom vraiment sama grand la. kilifaam la. bokkatul Revas. MPA la nekkoon. saa bu bëggee ñëw rek na ñëw ñu toog ak président région yëpp ñu waxtaan. non xale c'est que dañu xam nga émission bi ngeen def. dafa am importance. président région yi ba Sédhiou ñëw na. dañu bëgg mu leer ba président Sédhiou mu ngi fii toog. Mbour président bi dafa am ay activité suba dañ fay def don de sang. te mu ngi fi. kon xam nga mais li may wax mooy. suñ fi jógee na ngeen ñëw toog rek ñu waxtaan. ñu xool nan lañ leen di dugalaatee rek ñu ànd liggéey. d'accord Cheikh. loo ci dolli. nee na yow magam nga xaritam nga. waaw d'accord naa ci ñëw bon di santaan ñëpp di wax ne. daf ne dañoo génnee ma wan la këyit. kii moom ba mu nekkee président Revas. Cheikh émission bi jeex na de. waaw mais daa tàggoo damay tàggoo mais tam mën naa ko. temps bi jeex na ay jeex tamit tàggatoo la rek waxal l'essentiel. d'accord essentiel mooy. je vous en prie. dimbali ñu danañ jubóo mais dama yërëm waa pompier ñi muy wax. waa pompier su amul président tàggoo jeex na waaw kon sant nañ ñëpp. ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. d'accord président secrétaire général u Ziguinchor mu ngi nii. di membre élu du chambre du métier. d'accord di gërëm Modou Mbaye président Kaolack moo doon wax nii. di gërëm secteur Dakar yëpp ñoom ñëpp ñu ngi fi. di gërëm waa Louga yeeg yëpp ñun ñëpp benn lañ. ñu ngi fi waa Louga gis naa leen sant ñëpp di gërëm tam waa Fadjiri. yow di la wax tam sama rakk nga. xëy na su ñu woon lii doo taxaw di wax may wax. sama rakk nga ba may jàng métier ba may liggéeyoo dugg ko si métier
sama rakk nga. D'accord. soo bëggee ñëw Rewas Dakar comme amoo foo ne. lim nañ président région bu ne. yow amoo suñu nee Kaolack nga ne président nee na Sédhiou nga ne. moom fan la. waaw d'accord. aywa monsieur Ndao vraiment une fois de plus. waaw sant leen gërëm leen. jërëjëf rafetlu seen liggéey bi. lii ngeen di def. lii mooy transparence lii mooy équité lii mooy yemale askan bi. comme ni ngeen koy waxee leeri jamono. mais sant gërëm également ñi nga xam ne ñii ñoo jóge boo Latmingué fa mu nekk. waaw jóge Latmingué ñoo boo fii. gunge si ma ci émission bi. te du dërëm boo xam ne. jox naa leen ko. donc ñi nga xam ne ñii donc fidélité. lañ xam. xam njëriñu askan bi. du ñoo xam ne wax dëgg dañ leen di jënd. sant leen gërëm leen. wasalaamaaleykum. ñu nit leen gërëm nañ leen yéen invité yi waaye cant gërëm bu baax a baax assistance bi ñi nga xam ne def nañ bi les déplacement ñëw ci émission bi di leen remercier que nag moom Thiama madame Ndiaye ñu ngi koy nuyu bu baax a baax kër sëñ Fallou Couture foofu la ca Nations Unies Fatmata Sey Ndiir ci musóor geek maquillage bi yow it ñu ngi la ci remercier bu baax a baax remercier képp ku jàpp ci émission bi Ndiogo. voilà ñu ngi gërëm bu baax Ablaye Bob di gërëm tamit Top bu baax Top ñu ngi lay gërëm bu baax ci taxawaay bi ci émission bi di nuyu tamit bu baax ki nga xam ne mooy Barak ak ki nga xam ne mooy Cheikh Diop notre réalisateur Cheikh ñu ngi kontaan ci yow bu baax a baax waaye itam di gërëm Isaaxa ak ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi jàpp ci liggéey bi groupe Ataaya ñi ngi leen di nuyu bu baax di am ci mbégte kontaante kon dañuy ànd ak Thiat waaw Thiat mu daal di tàggoo daal di tëjaale ak ngoyaan mu neex ay man xam naa dañ ne man bëgg naa ngoyaana waaw remercier waa Medina Baye waa kër gu bees yéen ñëpp maa ngi leen di remercier di gërëm waa kër Bakar di gërëm tamit waa ginnaaw raay bu baax di gërëm waa fans club Thiat di gërëm ñoo xamante ni mooy ñi ma àndal fii nii ñi nga xam ne ñu ngi jógee ginnaaw raay ñi jógee fene Géejawaay ñi jógee fële Kër Massar ñëpp ànd ak man yaa ngi dégg parcelle di gërëm Sitor Ndour bu baax na ko jàpp na ci affaire yi waaw di góor Mata Diop Jaw Fara ay kii nii billaay yaar yaar tumbe lay jaaya billaay yaar yaar tumbe ndama lay jaaya billaay bismillah yaare bismillah yaar maa ngi deeti ndem yaare billaay tumbe bul jooyo tumbe bul jooy tumbe ndama lay jooyo billaay tey sa bët weexo tey sa bët weexo ay tey sa bët yaay weexo